jërëjëf mbokk inforewmi.com ñu leen nuyu fi leen daan nuyoo tey nag seen émission waxi tey wuuteeg jëfi démb waxi tey wuuteeg jëfi démb ñu ànd ceeg tey El Hadj Bara di sama professeur di sama soppe di sama xarit macha allah El Hadj Bara ñu lay nuyu fi ñu la daan nuyoo saa su nekk. maa ngi lay fay Fall Ndiaga fi nga ma daan nuyoo fa la daan fayee maa ngi la fay fayeti encore une fois. di la nuyu di nuyu waa info réew mi yépp lan moo tax ñu wax ni waxi tey wuteeg jëfi démb mooy émission bi dañuy jël waxi tey méngale ko waxi suba. neem jëfin ji ndax neem jëf ji benn la tax na tey ñu amaloon benn élément boo xam ne dinañ ko déglu soog a dugg ci ay analyse u professeur Bara ñu dem rek ànd ak waa RISI déglu élément bi te dikkaat. ay suñu njiit yi seen waxi démb ak wuuteeg seen jëfi tey. mais PDS ñëpp ko bokk est-ce que tous les gens qui votent pour nous sont du PDS? Est-ce que nous avons fait pour nous président ou nous avons est-ce que sont du PDS? Donc le débat du PDS intéresse la nation. Si nous on le pose dans la rue. Quand on dit, s'il vous plaît, quand on dit, maintenant, sur la date du congrès, notre position, c'est une position de groupe. Nous pensons que le congrès, il faut l'organiser à temps, permettre aux nouvelles instances de pouvoir faire le tour, d'avoir au moins 1 an avant les élections législatives éventuellement, parce que Macky Sall day daw du def élection en 2017, au moins 1 an pour pouvoir faire le tour du pays et avoir une majorité et lui imposer une cohabitation. C'est ça notre position. Je vous remercie. Cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. À moi confié par le bureau politique de LDR Yeesal. Qui, lors de sa session du 12 mai 2018, m'avait demandé en tant que président du parti d'ouvrir sans délai des discussions avec tout candidat d'obédience libérale qui solliciterait notre soutien. C'est dans ce cadre-là que j'ai été reçu par le candidat et président Macky Sall. Je sors en tout cas extrêmement satisfait de cette rencontre avec le président Sall. Cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. damay waxtaan ak sama benn xarit fan yële ma ne ko bu ñu demee ba Macky Sall am parti politique c'est que problème am na Sénégal c'est que problème am na Ablaye Wade nag mooy defar nit mooy yàq nit c'est que problème am na bu ñu demee ba Macky nekk leader de parti problème am na. Jamais ci viam jamais masuta xalaat wala préparé wu psychologiquement ne moom mën naa nekk un leader de parti jamais bu xalaatoon ba xalaat bi sori ci loo xam ne mën naa yaakaar ne moom mën na koo ne mooy chef de service ci Petrosen. Ablaye Wade mooy jël nit en l'espace d'un temps ci juróomi at mu def le ministre def le directeur général def le ministre def le premier ministre def le premier président assemblée nationale ba noppi yaa fi yaa fi dàq jàng yaa fi gën a mën sa liggéey yaa mën ci ñëpp loolu Ablaye Wade ko man moo tax yàq na Sénégal. Cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. Macky lay tànn lu tax may tànn Macky moo di opposition à Abdoulaye Wade ni ma ko ci gisee ni ma ko ci ràññee ak liggéey bi mu liggéey kenn liggéeyu ko ci at yi ñu génn ci opposition Abdoulaye Wade. wax ne loolu moo tax ba. mérité na nekk président du Sénégal. waaw. Cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. Nous tous nous sommes des Sénégalais. Nous avons la dignité dañu am dignité ñun am na ñoo xam ne bu dëkk bi woon koŋ bu tàngoon tàng jër ba dañ li tàng safara incha allah ay góor rek la ñuy nekk. am na ñoo xam ne bu ñu xiifoon ak lu xiif bi tar bu ñu maroon ak lu ñu mar duñu mës a nekk ay transhumants. Cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. Considérant l'examen du profil de chacun des candidats à la candidature, c'est-à-dire le parrainage de la prochaine élection présidentielle, l'ANC, à travers son bureau politique réuni dimanche 30 septembre, a décidé souverainement, après mûre réflexion, de soutenir la candidature à un deuxième mandat présidentiel du candidat, le président Macky Sall.
cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. Tous ceux qui ont fait ça méritent d'être fusillés. Moi, je préfère mourir que de quitter le PDS, passer par un parti que je vais créer pour aller à l'APR. Je préfère mourir que de faire ça. Wallahi, je ne le ferai pas. Je bëggoon a dem APR mais damay ñàkk jom ni ñi dem APR di ko fekki mais man am naa jom am na lu may jomb am na lu may bañ am naa lu ma bi bëgg man du ma dem jamais APR. Transhumance moom def ci code pénal rek ku transhumé rek ñu fetal la nga dee ndax ku transhumé amoo jom. cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. De la mise en place de ce cadre qui nous réunit avec pour seul objectif la réélection du président Macky Sall en 2019. cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. Sénégal suñu réew mi dama ni yoon wi du dem kon yoon yi Sénégal suñu réew mi dama ni yoon wi du dem kon yoon yi Sénégal suñu réew mi dama ni yoon wi du dem kon yoon yi yoonu Macky du dem ala yoonu Macky du dem ala yoonu Macky du dem ala mbir mi dama ni waajul bay dem yow demal laajte baykat bi jaaxle jàmbaar ji waaru njaboot gi xiif mar ambulant bi daanu jigéen bi rafleek jàngaat bi fi tuur. cey Sénégal waxi démb wuuteeg jëfi tey. su ngeen bëggee battre da ngeen di battre ay fiche parrainage. dëgg la voilà merci. léegi jataay bu ñu defati dañuy battre mais dañuy battre ay fiche parrainage. dañuy yendu ji Dakar luñ fay yendoo parrainage bara site yi ñuy def di fa yendu pour def ay signature la vérifier ci ngoon gi ñu battre lu ñu mën a tegal ci loxo Mimi ñu battre teg ko ci loxo. merci. ci diggante bi lépp loo xamante ni recensé nañ ko fi ci yitte ay nit ñu def ko ci ay fiche di battre tamit teg ko ci loxo ka fa toogal président Macky Sall. ay suñu njiit yi seen waxi démb ak wuuteeg seen jëfi tey. jërëjëf mbokk yi déglu ngeen ko bu baax a baax muy ñenn ñi tey dañoo segg di premier numéro bi segg ñenn ci ay politiciens yoo xam ni seeni waxi démb méngalewul ak seeni jëfi tey Alaaji Bara déglu nga élément bi. déglu naa ko bañ démb bëgg a nangu tey seeni pexe jubul ku def loo xam ne lii dangaa jëloon décision wax ne du ma ko def nga xëy def ko dañ laa war a fetal dee moo la war ak yooyu yëpp éléments yi bari na ñi nga xam ne tey njaga dañu jël seen kàddu hypothéqué ko jël seen wax sànni ko li Gaynde Fatma maam Gaynde Fatma bu sëñ Modou Moustapha bu Sëriñ Tuubaa newoon gor su waxee yeew na boppam fii ak jëful nag yeewiwul boppam kon boo waxee ay wax dem jëf-jëf ju contraire al la nga waxoon na nga xam ne yaa nga ca digga ba léegi ñu yeew la te loolu àdduna dara jar ko nit ñëw na ne ko dama lay jaay gerte mu jënd ko bërigo 2 dërëm ñu ne d'accord nan déqi def ci saako dem jaayi moo ne gannaaw benn concurrent beneen naar ñëw ne ko salaamaaleykum dégg naa da ngay jaay gerte gi jënd am na ko jënd ci 2 dërëm dama laa bëgg a jox 5 dërëm mu ne ko dëgg la waaye sama wax nan laa koy def ma parole donnée xas naa ba wax bénéfice boobu du ma ko jënd ak sama ngor ak sama juddu ak sama deret ak sama diine ak sama pas-pas waaye ak sa digganteeg yàlla parce que wax dafa am solo. njaga ñun dañu nekk ci époque wax. waaw danoo tombeeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy saa doon na def ay kéemtaan façon bu ne. mais ñun communication lañ tombeel wax lu dul dëgg fenn jëw wor wuruj yàq der sàmbay mbayaan sàmbay dóoraan sàmbay yépp ci wax la dépendre kon bu ñu demee tey ba Sénégal jaar ci guerre civile boo xam ne parce que ñun duñu jamante waaw duñu fetalante weesu nañ ko waaw mais guerre civile mais wax waaw boo demee ba ñuy sulli bàmmeelu mag ñi ci wax
di suulaat mag ñi ci wax di tamante dëmm te ku wax sa wax kontul nga dindi ko sànni ca àll ba ñi ngi doon guerre civile loolu mooy suñu guerre ñun bu ma déggee ñuy jël référence ci Hutu ak Tutsi Rwanda dafa set léegi Rwanda bi nga xamee ne moom dañoo déedéet Rwanda du référence de Sénégal Amérique du référence am njaga la développé Sénégal mooy 300 ans de traite négrière li développé Europe mooy 300 ans de colonisation ñooñu duñ suñ référence ñoo leen raw lii développé lii xew ci naar yi nga xam ne ñooy suñu référence ci l'islam ndax ñoo ko indi léegi ndax Makka ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooñu duñu seen moroom ñun ndax la fa xew fii soriwul dara jaam yaa ngi fa ba léegi te amul fii ña ngay rayante ci ay printemps de lu kenn xamul di rayante terroriste yaa nga fa lépp ba ngay pëccëxoo ko du am Sénégal ok réew mi moo raw ci réew yi réewu ngor lañu réewu jom réewu Serigne Touba ak Alaaji Maalik ak mag ñu baax yi réglé ko naa si àq bi àq ngay dégg si kari Baay Faal ngay dégg ay cant ngay dégg ñu ngi 18 safar yooyu loolu mooy Sénégal mais lépp ci kàllaama la ak kaddu goo war a téye bëgg a toog ci pouvoir bëgg a toog ci palais bi bëgg a nekk député wala nga bëgg a nekk ministre wala nga bëgg a dóor pour que ñu sédd la mais njaga liñ lay séddee yow wallahi liñ lay séddee wallahi fan lañ koy jëlee dañ koy lebe ak ki lay sédd mooy kan waaw dañ koy lebe déedéet buñ ko lebee ba pare séddoo ko kañ lañ koy fay wala bor bi dañ ko fi bàyyee ñiy ñëw bu nu paree ba falu romb ba yooyu yëpp romb ñooñu joxe woon seen kàddu jaay seen ngor ak seen i juddoo ak seen i yëf ñooñu il faut nga delloo leen jukkal ban budget nga koy defee da nga koy jëlaat encore ñoom ñooñu fayaat leen dellooti leen jukkal bu ko defee réew mi ni mu arriéré woon 20 ans yii nu jëm itam ci fay bor delloo njukkal ah booy li ma wax damaa jënd sama juddu damaa jënd samay te ñoom dañu fàtte lu am njaboot. wallahi tey doo déglu élément bii nga dégg ci waxi Souleymane Ndéné Ndiaye bi Souleymane Jules Diop déglu ci Talla Sylla déglu ci Diagne Fada déglu ci Moussa Sy déglu ci président Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ci seen kaddu yu wuute yi ak jëfi tey yi. mais loolu mooy àdduna bu tukki kan mooy référence léegi waaw kan ngay jël référence. ak ñan ñoo ñu war a jiite ëllëg. xale yi jàngaloo leen Lat Joor jàngaloo leen Buur Siin jàngaloo leen Samba Yaay Demba Sukk jàngaloo leen Jéeri Joor Ndeela jàngaloo leen Gaynde Fatma bi moo tudd léegi jàngaloo leen Sëriñ Saaliw mu mujj mii sëñ Sidi Maxtaar sëñ Muntaxa jàngaloo leen sëñ Bay Si Mansour jàngaloo leen sëñ Seex Al Maktum jàngaloo leen benn référence boo tegee fee l'islam nga jël juddu aada ak cosaan ak buur ya jàngaloo leen ci kenn bu dee jigéen ñi Xureyaay Njëmbat Mbóoj Aline Sitoé Diatta ñépp bu dee Rose Bass bu dee Ndawa Ñang bu dee député yi fi nekkoon Aram Diène ñoom Mamtulaay Diène jàngaloo leen kenn bu dee Louga Jaaro Mboojoo Aminata Mbengo ñoom Nduudeeg jàngaloo réew mi xale yi kenn xanaa nga jàngal leen ñii fi ne ñu di ko gis ci télé bi di ko gis ci réseaux sociaux yi def leen référence ñu xëy nga def wenge wax bu toll ne waxu danaa def nangam te defoo ko sa doom di dégg sa jabar di dégg say mbokk di dégg boo leen taajee méchoui wala ganaar ñu tiim ko yor seen fourchette di lekk ku la ci siggi xool la muy lekk du ko wanaasoo du rees biir buy daw a koy yee guddi waaw parce que yow gor nga dangaa jur gor surtout waaye gore woo te gore gi des sa doom mën naa am gore la gore na mën naa am lii ngay def jaralu ko parce que simplement yow il te faut des milliards mais milliards yooyu boo goree dee ba am ko mais sa doom day gore dootu wuti milliards léegi lu mu dundee rek lay am parce que sàcc nga ba jox ko waaw léegi nag moom posone nga ko
tabarakallah immeuble yeeg oto yeeg lépp gisu ci dara parce que li nga def mi ngi ci internet bi ba duna tukki du fa jóg dara jaru ko ok dañuy dem rek ci beneen parti bi moom mooy toll nañu ci wàllum parrainage nga xam ne parti mu tëddi parti politique yëpp leader politique yëpp candidat yëpp daw nañu di ko di wuti ay signature wallaay alaaji nan nga ko gisee damay wax njaga ne Sénégal ren 2018 élection yi 2019 élection yi benn tour rek la premier tour bi mooy parrainage bi kon ci lañ nekk nii ñi ngi premier tour waaw ñu bëri ci lañ leen di éliminer waaye pour nga légal ci biir parrainage bi moo yombul njaga lu tax bu fekkee ne dangaa dëkk ci région ku mel ne APR wala Benno nekk fa te am fa ñeenti nit yuy xëccoo pour wut position bu baax ci côté président de la république xam nga ku nekk da ngay wuti parrainage mais population bi ak xale yu jigéen yi ak jigéen ñi nga xam ne kenn contrôlé tu leen kenn mënu laa garantie ne kii dafa may parrainel pour APR bu ma dellu si dara ma det man kat pare loolu naa APR ñoom danañ def attention ba duñu dem ci par exemple de Thiès duñu dem ci Idrissa Seck di dem ci Macky déedéet waaye ci Macky fukki nit yi Macky ku ñëw rek ñu parrainel la kon Macky bu waree am bu amee 3 millions de personnes 1 million kese la am ndax dafay répétitif ci biir benn APRS bi moom moo dem signé li juróomi leader APRS ku mel ne Louga par exemple Moustapha Diop dafa nekk fii di jël parrainage dégg nga leen mu naan 48% 47% Mamour Diallo la nekk fee di wut parrainage Mbéri Sylla nekk fee di wut parrainage ak ñeneen mais jigéen ñiy parrainel Mamour Diallo ñooy parrainel Moustapha Diop donc Macky bu ko waa Louga indilee tey 100 000 personnes na xalaat ne 50 000 la yor wala 30 000 ok parce que doo leen mën a dàq léegi nag bu Macky amee loolu ba yor 3 millions kan moo koy contrôler kenn ne ko yow Macky sa liste buñ ca gisee benn Idriss Seck d'accord naa mën nañ ko ne valable mais duñ ko ca gis mais dañ cay gisaat ay nogay jaay awa njaay baara xam nga mais loolu mooy lan jërëjëf El Hadj Bara ci beneen bi nga xam ni ci la ñuy mujjee rek moom mooy wàllu actualité la gis ngeen PDS ak candidature PDS ak Madické Niang fan yi nga xam ne génn na ko moom it déclaré candidature am. Ndiaga Ablaye Wade avocat la. laataa muy nekk président Madické Niang avocat la ñoom ñaar ay homme de droit lañu yu xam yoon. parce que boo nekkee président ba fal ministre de la justice ba fal nekk nga loolu lépp à la fois comme ni ko Macky Sall nekkee rek nga xam ne lépp mooma bu demee ba Madické Niang dem ba Qatar waxtaan ak Abdoulaye Wade dellu si ne damay nekk candidat bu kenn xalaat ci àdduna ñoom ñaar danoo warante bu kenn xalaat ci àdduna dañuy rayante mënul nekk parce que fi nu jaar moo garaaw maa ngi faral 78 79 quelque 80 88 87 89 man mii dem naa ci Madické Niang recevoir moom mu taxaw Jaguar ci mbedd mi damay dem seeti sama prisonnier yi bi mu demee ak yitte ja ak ñàkk jot ga bi ma laajee benn waay bu ne woon foofu daf ne ma Ablaye Wade moo nekk ci kaso bi quoi moom lay lijjanti ci loolu yàgg na kon nangu na ñoom ñaar ci seen xam-xam ne Karim Wade munul nekk candidat munul nekk waaw noonu nangu nañ ko waaw waaye nag kenn mënu koo tee dugg ci dëkk bi kenn parce que buñ ko doon tee dugg ci dëkk bi duñ ko bàyyi ne ko génnal kon dañ naan ko fayal li ngay fay ñu doog laa bàyyi nga génn bon léegi nag li nu bëgg ñoom mooy bu Karim Wade ñëwee ànd ak Madické Niang ci oto bi ñu jël turu Karim ak barket Ablaye Wade ak Madické Niang nga xam ne vraiment taalibe la waa Touba ak waa Ndar ak yu demee noonu loolu lañ bëgg a def benn genre panache boole ko parce que rus na noo wax ne
Madické mooy suñu plan B dañ cee ñëg ci Karim mooy A B C ak kàddu yi ko jiitu woon duñ ko mën a wax mais nag Madické mooy seen plan B ok da ngay dégg au lieu que Abdoulaye joxe moo dor ne wote leen Macky wala mu ne wote leen Idi wala wote leen Sonko wala keneen wote leen Madické ñaa koy gënal ndax Madické fi mu jaar ak Karim dafa garaaw ba mu génne këram la dem moo ko gunge aéroport mais loolu kenn du ko mën a suul ci 5 minutes déedéet mënta ne dañuy nax nag kaay wax la ñoom ñëpp nag ñi politique ñëpp ak seeni diplôme waaw ñoo gën a muus population bi ñoo leen raw ci njàng ñoo leen di diriger mais gis nga bu ñuy dof lu def ay fee ay yëf nii nga defal danoo gàtt xel wala danoo réer fekk ñoo ngi xalaat ñoo la raw danoo muus au contraire dañuy ree di la jaajëfalaat bu baax a baax Alaaji Bara sa kàddu yu mujj macha allah ak tàggatoo. waaw xanaa di kontaan bu baax ci ñëw bi ma ñëw fii ci info réew mi muy site boo xam ne télévision la mi ngi YouTube dëgg la mi ngi partout ci réseaux sociaux yi mais kenn jiituwu ko ci kenn gënu ko ci leer liggéey te it wax ju leer nañ fiy wax incha allah kenn codé wu fi dara kenn nekku fi di lebal ka di léegu di nëbb da ngay wax mu leer nañ loolu tax man ma sawar di fi ñëw lu bëree bëri di la gërëm di la sant di gërëm Babacar ak ñëpp jaajëf El Hadj Bara di wax ni jàmm ak jàmm yàlla na Sénégal am jàmm seen émission waxi démb wuuteeg jëfi tey